asalaamaaleykum télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo bi benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ñuy wëyal ceet gi ba léegi ngir gis juróom benn nappkat ya nekk ca Thiaroye-sur-Mer te ñu réer ay bateau benn hélicoptère ak benn avion la ñu jël ngir mën leen a gis jëwrin bi ñu dénk wàllum napp gi ak lépp lu tukkee ci géej gi nag jébbal na $2 millions njabootu nappkat yooyu la nekk ca Thiaroye ca jamono joojule sax ñuy yëg ni am na benn gaal bu teer fële ca waax ya nekk ca Cap Vert. yokkute bi ñu nar a nemmeeku ci njëgub courant gi fii ci Sénégal ñu gis rek ni kër yi nga xamante ni seenub doole dafa néew duñ ca bokk directeur général bu Sénélec moo ko wax ci ab xayma ñetti téeméer junni ci ay kër ñoom ñoo fas yéene gis ab yokkute ci facture janvier février téeméer boo jël ñaar ak lu topp. beneen mbir muy Petro-Tim doyen des juges tey ji la lay jeexal déglu gi tey ci mardi bi ki ñu war a mujjee déglu nag mooy ki taxawal Timis Corporation di société boobule Frank Timis moom. beneen coow jamono ji Sénégal mu ne sëriñu daara bi nga xam ne dañ koy tuumal ni dafa jeng ay ndongo fële ca Diagne nekk ca Louga dañ koo def mandat de dépôt moom ak juróomi nit yi ñuy njort ni ñoom ñoo àndandoo ci lu ni mel seenub àtte ëllëg lañ ko nar a amal ca tribunal départemental ba nekk ca Louga. jafe-jafe yi xale yi di dund yenn saay lu ci mel ni xale yi nekk ci daara yi dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak imam Adama Seck moom mooy secrétaire général fédération bi ëmb mbootaay école coranique yi fii ci Sénégal waxtaan bi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi li tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy dooree ak benn gaal bu ñu ne dafa teer fële ca waax ya nekk ca Cap Vert waaye nag gaal boobule dañ ko immatriculé Mauritanie juróom benn doomi aadama ñu ne ñoo ca nekkoon terewul jëwrin bi ñu dénk wàllum napp gi fii ci Sénégal jokkoon ak ambassadeur bu Sénégal foofee ca Praia ngir mu dem xool yëf yi naka la tëree ñu xam ndax ñooñee ay doomu réewu Sénégal la am déet ca Thiaroye-sur-Mer moom ñu ngi koy wax bu ba léegi juróom benn nappkat tamit ñoom ñoo fa réer bàyyee ko ci ñaari gaal bu njëkk bi ñett ci nekkoon yeneen ñett demaat di leen seeti ñoom juróom benn yëpp jaar fa réer boobu ba léegi seen i mbokk leen di wër jamono ji nag kilifa yi ñu dénk wàllum napp gi nee nañu am na ñaari bateau ak benn hélicoptère ak avion bu ñu jël rek ngir ñu seet nappkat yooyu le ministre bi Aliou Ndoye démb demoon na ca Thiaroye-sur-Mer gisee ak jegeñaale nappkat yooyu le jébbal nañ leen sax $2 millions ci sunuy koppar ngir dimbali leen ko Aliou Ndoye moom dañ koy déglu ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. tey dañ ñëw ak direction yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu boobu yëpp ci ministère des pêches et de l'économie maritime pour ñëw seet suñu mbokk yi Thiaroye dalal seen xel ni état bi mu yëgee tiis bi ba léegi ñu ngi def suñu kéemtulaay kattan pour jéem a fort gis suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi géej dalal seen xel ni recherche yi ñu ngi continuer que moyens yëpp muy yi marine nationale yor waaye suñu relation aussi ci yenn programme yu mel na Frontex yooyu mobiliser nañ ko itam suñu relation ak dëkk yi ñu wër muy Cap Vert muy Gambie muy Guinée muy Mauritanie ñoom ñëpp yëgal nañ ak navire yi nga xam ne dañuy jàll ci eau sénégalaise ñoom ñëpp yëgal nañ leen ni fi mu ne ni ñàkk nañ suñ juróom benni doom ñu nekk ci biir géej ñoo xam ñu ngi leen di wër pour ñu jàppale ñu ci seet boobu te incha allah seet bi du taxaw ba keroog ñu yàlla dañu woon a lekk suñu mbokk yi. nappkat yooyu li ba ñu réeree daanaka def na fukki fan beneen ponk bu ñu junj sànq ci bopp xibaar yi muy njëgu courant gi ñu nemmeeku ni fas yéene naa am ab yokkute ci weeru décembre bi ñu dëgmal mu di ab yokkute juróom benn jàpp fukk ci téeméer boo jël waaye ñu jàpp nag kër yi nga xamante ni dañoo néew doole ñoom yokkute boobule duñ ci bokk bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu Sénélec moom nee na nag client yooyu le booy xool daanaka ñooy xaaj yu Sénélec moom Pape Demba bi tey di directeur général bu Sénélec mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi léegi dañ koy déglu ay kàddoom Ibou Diouf moo ko daataan. bu ñu xoolee trimestre bu mujj bi 12 milliards la gab bi nekk état ne léegi kon 12 milliards yooyu réajustement tarifaire lañ nekk te dañu toll fu nga xamante ne nii ñun sénégalais yi dafa am benn modèle bu ñuy war a bâtir modèle bi mooy amoon nañ situation de crise yu état bi ne déet lii nag duma ko teg population bi ndaxte xëj na kon mu diis mais dama koy teg damay jël 6% yi kese ma wax leen ñu contribuer yeneen 20% yu des
man ma jël ko. ñëw di ñafe di defal suñu bopp kenn jàppale wuñu kenn kii wuñu Sénégal rek ko réglé ba ñu yegg si fii am na fu ñuy war a jëm mooy wala dañuy laaj ku nekk si fu nga toll nga def effort pour ñu préserver modèle bi préserver système bi ba nga xam ne ëllëg buñ si naree bénéficier wu ñëpp dinañ si war a bénéficier wu suñu mu waree. wàllum guerre bi ñuy wax ci contrat pétrolier yi fii ci réew mi doyen des juges tey jile la war a tëj audition yi maanaam déglu gi tey nag ki ñu war a mujjee déglu mooy kii teewal Timis Corporation mooy société bi Frank Timis moom Frank Timis homme d'affaires boobule moom ak Aliou Sall dañ leen di tuumal guerre ñu ne nag dafa am koppar goo xamante ni Frank Timis jox na ko Aliou Sall $250,000 booy xayma téeméer ak ñaar fukk wala ñeent fukk ak lu teg million ci sunuy koppar. kii di Aliou Sall moo nekkoon foofee ca kanamu doyen des juges Aminata Mbaré Sow mu nga ca palais de justice. Aminata ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Nata. ndax xam nañ jamono ji kan moo teewal Timis Corporation ak ndax egsi na ci kanamu doyen des juges. ki ko teewal agsi na ci bureau doyen des juges bi 11h. moom ak maître El Hadj Diouf d'ailleurs ñoo ànd dugg ci bureau bi actuellement nag moom daa mel ni que mu ngi jàkkaarloog doyen des juges maître moom mu ngi ci biti toog di ko xaar loolu rek la ñu mën a jàppagum pour le moment moom nag dafa ñëw rek wuy ci ginnaaw bi ñu ubbee enquête ci mbirum guerre boobu li nga xam ni amoon na nee nañu ci wàllu marché contrat d'exploitation bi jëm ci wàllu pétrole te ñu tuumal ci rakku njiitu réew mi ci fàttali sax moom démb moo teewoon fii ci doyen des juges bi ngir andi également ay leeral donc pour le moment ñu ngi toog fii di xaar en attendant xool luy rusee ci waxtaan bi nga xam ni jot na ko amal ak kii di doyen des juges bi ci fàttali rek audition yi tàmbali na depuis le 4 novembre ba léegi mën na am sax ne tey peut-être mooy fin on ne sait pas dañu xalaat ne rek parce que boobaak léegi bëri na ñoo xam ni jot nañu jaar fii ci doyen des juges ngir andi loo xam ni jot nañ ko xam ci dossier boobu li nga xam ni benn reportage bu waa BBC sulli na te ne dafa am guerre boo xam ni jotoon na am ci contrat d'exploitation yooyu nga xam ne joxoon nañ ko homme d'affaires bi di australo-roumain di Frank Timis te tey ki ko teewal fii di ab tubaab jotaguñu xam tur bi nag ñu ngi xaar mu génn pour ñu am yeneen information yu gën a leer. kon xamaguñu identité ki teewal Timis Corporation. Aminata Mbaré Sow nekkoon en direct palais de justice du ñàkk kon ci yeneen jotaayu xabaar dinañ ci am leneen lu gën a leer ci wàllum ressources naturelles yi la ñuy desandi ba léegi rawatina wàllum gaz fële ca Saint-Louis. comité de veille et de contrôle citoyen nag dafa amal benn randonnée pédestre ngir ñu ne ñaax askan wi ngir ñu mën a xool bu baax a baax gaz bi ñu nar a jëlee foofule ca suus ci atum 2021 lan la mën a jur ci wàllum lorange rawatina ci alam bi. ñoom ay étudiants ay élus locaux ak ñu bokk ci société civile bi ñoom ñoo seq manifestation bu ni mel ñu ne nag waxtaan faw mu am ci gaz boobule ngir bañ coow yi am ci yeneen réew am fii ci Sénégal. Ousseynou Diop ak Habib Seck. comité de veille ak bu contrôle citoyen di CVCC daal di amal randonnée pédestre ànd ceeg askan wi ñu bare di ay élus locaux membre organisation wala bokk société civile ak ñi nekk ci conseil de quartier yi nekk ci diwaanu Ndar Géej. mëbët bi mooy lu jëm ci wàllu gaz bi nga xamante ni fii lañ ko la exploité ci atum 2021 Ndar Géej gi ci boppam. ci école yi ci ASC yi dugg ci groupement de femmes yi dugg ci pêcheurs yi les femmes transformatrices waxtaan ak ñoom ba nga xam ne bu ëllëg ak sibiree dañuy xam fu ñu teg suñu tànk gaz bi à Saint-Louis c'est une aubaine kon nag ñun dañu war a unir suñu ay forces pour que suba ñu jël ci suñu cër Sénégal ak moom naam wante itam Ndar daf ci am cër. adjointe au maire bi bokkoon ci ndaje bile gis ni askan wi dañu war a gis seen bopp ci wàllu gaz bi ñu war a exploiter file ndaxte suba mën na am ay loraange yoo xamante ni dina ci am. war nañ si mën a profiter nag pour impact négatif yooyu ñu fexe ba nga xam ne dañ koy minimiser que ba pare fexe ba nga xam ne daanu gën a dooleel impact positif yi nga xam ne mën nañ ko si am maanaam lépp luñ si mën a jariñoo pour askan bi nu fexe xëcc askan bi jot. waa société civile bokkoon ci ndaje bile ci seeni xalaat waxtaan dafa war a am ci mbir mi ndax benn jafe-jafe du am ci gaz bi nga xamante ni fii lañ ko jëlee ci waaxu Ndar yi. suñu problème bi yëpp mooy nañu fexe ba ñëpp waxtaan bu ngeen gisee tey y a tous les acteurs y a les élus y a les pêcheurs y a les citoyens même le représentant de BP était là pour dire que c'est ce que nous souhaitons pour notre pays que sur cette question ñu àndandoo ci mu am jàmm. comité de veille et de contrôle citoyen seeni membres yi dajale mbooloo mu bare lii nag la ñuy ñaan mooy lu jëm ci wàllu gaz bi ñu war a génne fii ci waaxu Ndar yi mu bañ a am benn jafe-jafe waaye tamit askan wi gis ci seeni bopp.
ñu wax ci ndox mi ak benn délégation bu liggéeykatu sénégalaise des eaux yu dem seeti xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ngir wax rek ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund jamono ji ak seenub ñaxtu ndax fii lekk juróom fan daanaka fanweeri fan ci weeru novembre la seenub préavis di jeex. ñoom dañoo bëgg a grève li ñu bëgg mooy société bu bees di Suez bi nar a lijjanti ndox mi ci réew mi daanaka téeméer boo jël ci Paris ñu am ci fukk ak juróom. Elimane Diouf moom mooy coordonnateur cadre syndicat liggéeykatu SDE ñeena it grève sax mën na am bu fekkente ni état bu Sénégal lijjantiwul seen i jafe-jafe dañ koy déglu ci micro Mohamed Diop ak Talla Samb. tey dañu ñëw seet si xalif général des mourides ci pour sensibiliser leen won leen ne ñun liggéeykatu SDE conflit bi ñu am ak gouvernement du Sénégal mooy et négociation yi point yu bëri xëy na am na yuñ ci d'accord am na yoo xam ne d'accord uñ ci bi ci njëkk biñ d'accordul ak ñoom mooy bi ñuy laaj 15% ci capitalu société bu bees bi. beneen jafe-jafe bi mooy processus su passation de service bi dañu bëgg syndicat yi saytu lépp loo xam ne acquis la woon muy ci personnel bi muy ci wàllu avantage yi nga xam ne négocié woon nañ ko ba nga xam ne dañ koy leeral ba société bu bees buy commencé duñ ci fell benn virgule. te ba léegi liggéeykat yi kenn laaju leen seen position syndicat yi ba léegi rencontré wuñ autorité yooyu yaakaar nañ ne loolu aussi leeralul fi ñu jëm bu ñuy démarrer le 1er janvier 2020 loolu moo nekkoon suñuy tànk. waaw préavis de grève bi moom mu ngi expiré le 30 bii ñu jëm et effectivement période bi période du saytu la période du ouverture wu négociation la ci ñun liggéeykat yi parce que bëgg nañ buñ demee bés amuñu solution bu ñuy dem grève aussi ñu leeral population yi li tax ñuy dem ñu leeral autorités yi li tax ñuy dem responsabilité buy am ci déclenchement grève tey bi ñu defee li ñu war a def yëpp yaakaar nañ ne gouvernement Sénégal mooy jël responsabilité lépp lu am ci grève boobu. di fàttali ni contrat d'exploitation bu sénégalaise des eaux fas yéene jeex fanweeri fan ak benn ci weeru décembre buñ ca noppee Suez moom moo war a nag yor ndox mi fii ci Ndakaaru mbirum taalibe yi ñu ne dañu leen doon jeng fële ca Diagne ga ca Ñambur sëriñu daara ba Cheikhouna Gueye moom ak yeneen i juróomi nit yu ñuy tuumal ni ñoom ñoo àndandoo def lu ni mel daanaka démb dañoo fanaan ca maison d'arrêt de correction bu Louga dañ leen placé sous mandat de dépôt seenub atte ñu ngi ko nar a amal ni ki ëllëg xale yeeg fitna giñ leen di teg yenn saay am na ñu jàpp ni du guleet fii ci réew mi moo xam dañ leen di dóor ba yenn saay ñu ne seeni bakken di ci rot wala sax ñu leen di yanwaanloo ci mbedd mi ñu bëri gis ni loolee du yoon état bu Sénégal ñaari at ci ginnaaw am na benn programme d'urgence bu mu fi tegoon ngir fexe ba xale yi nekk ci mbedd mi di yalwaan ñu génne leen ci ñu déglu ci ab gëstu bu ñu ci Abi Faye defal jaaree ko ci benn documentaire bu Evenprod. lile du tey dong yàgg naa am xoqatal ak teg métit ñi di ndongo daara yi yàgg na fi donte sax l'état wu Sénégal moom jëloon na mbir mi ngir génne leen ci mbedd yooyee ñu nekk di fa taxawaalu teewul itam ñoom taalibe yi ñi ngi gën di dund métit yi leen yenn ci seen sëriñu daara yi di teg. jour bi ma demee daara jour boobu lañ ma jéng. jour boobu. dañ maa jéng. dañ la jéng. jéng waaw. jour bi nga demee daara. waaw. jéng mooy nan lañ la def. dañ maa yeewu fii si tànk sama tànk bi commencé yàqu ma daal koy dindi daw. nga daal di koy dindi daw yaa ko dindi sa bopp. waaw. dafa doon metti xanaa. waaw. da nga ñëw rek ñu jël jéng yi rek takkal la ko. waaw sama nijaay moo ko wax moo nekk dañ koy tënk après si tamit si la kiiwee jéngee sama tànk yi. ñaata fan nga nekk foofu. ñetti at. jéng yi ñaata at lañ ne ko takkal. dañ ma daan jéng tabaski bu jotee ñu daan may dil ma dem tabaski ji su ma ñëwee ñu jéngaat ma. sëñ daara bu mu mën a doon bokk na ci la mu war a jiital ci liggéeyam mooy fexe bay am résultat te violence boobu du am mais nag am na jafe-jafe bu ci am jafe-jafe bi boo nekkee ci société bu violent sénégalais yi nañ ma baal mais suñu société daa violent xam nga kañ lay tàmbali. fooy gis jigéen goneem gi muy nàmpal matt ko rek mu ne ko xët fóot ne ko nangam gone gu tuuti yaayam di ko xëtu di ko saaga
gone gi judd ci loolu màgg ci violence boobu nga xam ne daf koo màggaale. ci xam-xamu psychologue bi gis ne lii la ñuy dund la bés bu jot waaye waajur yi am nañ ci seen wàll l'état wu Sénégal ca wàllam moom mënta xam benn yoon ana lan la ñuy dund bés bu jot ci biir daara yooyee. la maltraitance. gis nga lii de dañ koy dund bés bu jot ba tax na itam dafay sax mujjee des ci seen xel ndax ñun xale yi bu ñu ko indilee rek li ñuy gën di gis bokk na ci dafay am ay gaañu gaañu nekk seen yaram maanaam ay cicatrices bokk na ci tamit seen dokk yi wala sax seen digg ginnaaw yi saa su nekk da ngay gis loole moom wan la ne lii ab métital la goo xamante ne bu ñuy teg ci seen ndodd la. nous ne pouvons pas avoir connaissance. gis ngeen lii nekkul dong ci biir daara yi la bëri na ci l'école yi nga xamante ne nekk na fa moo xam ci école française bi la ak yeneen yi nga xamante ne am na saa su nekk da ngay gis ñuy xoqatal ñi nga xam ne ñoo di xale yi du ci daara yi kese de déedéet waaye tamit saa bu ñu doxee ñun ba gis li ni mel wala sax ñu signalé ñu ko loi bi nga xamante ne woote nañu ko dafay dal sa kaw ngir xeex xoqatal keeg métit yi ñi teg taalibe yi l'état wu Sénégal tëraloon na aw loi teg fi booba léegi France daan na xëddeem bile mbir mi ngi gën di law. jërëjëf Habib Faye ni nga ko doon waxee sànq dañuy dalal suñu gan di imam Adama Seck nekk secrétaire général fédération nationale bi ëmb association école coranique yi fii ci Sénégal ñu ngi lay nuyu imam. ñu ngi lay fay soxna Naata. laaj bu njëkk bi imam mooy lan ngeen xam ci li ñuy wax ni moom moo xew fële ca Diagne ba ca Louga. waa jërëjëf mbir la moo xam ne wax dëgg yàlla mu tiis la biñ ko déggee te tiis wi itam day delluwaat ci maanaam. fi ñuy tàmbalee d'abord mooy presse bi niñ ko relayé wax dëgg yàlla àggale nañ ko foo xam ne dëgg àggu fa la ko waral itam moom mooy ki nga xam ne kii moom la ñu wax ne moom la mbir mi sabab te ñu di ko masaw moom ñam fa nekkal ñëpp suñu mbokkum sëñ daara sëñ Cheikhouna Gueye day ab sëriñ daara boo xam ne bu ñu ràññee xam ko ci liggéeyal am réewam waaye surtout ci yar ak njaboot goo xam ne gii dañ leen ko dénk ngir mu war leen jubbanti ngir mu war leen jàngal ba am ci ay résultats nag yoo xam ne yi moom xëy na peut-être wet googu moom ruq la boo xam ne yéen journalistes yi àggagu leen ci maanaam li mu def ba tax ñu tuumaal ko moom la journalistes yi exploité waaye la mu produire ci ay résultats ca fa mu ne yaakaar naa bu ngeen ko gëstu woon di ngeen xam ne kooku jariñoo ay xale ak di leen teg ci conditions yoo xam ne day mel ne maltraitance bu xale la loolu tax ko woon a jóg. li ñu wax ne dañoo deñ ay xale jàpp leen jeng leen jël ay chaîne leen loolu am la wala amul. ci xibaar yi ngeen am yéen mënuñu ko weddi ndax ñun suñu responsable yi nga xam ne ñoo fa nekk. ndax xam na ay photo yu circulé ci internet loolu yi sax ndax ci lay léegi nekkatul taskatu xabaar yi kese ñoo mën a siiwal. ci lay ñëw ay xibaar ak ay images. ci lay ñëw muy lu ñu metti lool nag. muy lu ñu metti lool ndax gis nañ fi yu ko gën a garaaw yoo xam ne wax dëgg yàlla fi ñu àggalee cas bi moom wax dëgg yàlla àggale wuñ ko fa. ndax lan lañ ci yokku. liñ ci yokku bokk na ca mooy maanaam d'abord man li may njëkk a ñaawlu moom mooy gis nañ ne ñi koy dénoncé di ñu leen di tuddee ay droits de l'homme nga xam ne daanaka ñoom ñoo porté combat bi ba daanaka mën naa wax ne gars yi luñ ci def lu ne ci ñoom lañ ko jaare am na ci lu bari loo xam ne lii daanaka buñ ko dee wax da ngay yëg ni lii ak ñàkk xam gu rëy mi ngi ci wala boog am nañ ci ay jubluwaay yoo xam ne moo tax ñu di ko def. comme lan par exemple. Le fait que ñu ne xale bi kenn sauvegarde wul maanaam intégrité physique am te xale bi intégrité morale am moom la ñu waroon a njëkk a sauvegarder c'est-à-dire le fait que ñu fekk leen ci conditions yoo nga xam ne ci lañ leen fekk jàpp leen ci waroon nañoo gëstu ba xam lan mooy sabab bi tax xale yi ñu jéng leen donte ñu duñu cautionné jéng parce que boo xoolee la plupart des daara ñu ci bari boo fa demee doo fa fekk jéng te ñu ngay jàng mu wér mais bu amee nag ay quelques daara yoo xam ne peut-être ma nga fay am war nañoo gëstu d'abord lu ko fa yóbbu lu waral tamit sëriñ bi accepté ko ak lan mooy jubluwaay ci xale bi ñu def ko loolu ndax ñu bare dañoo jàpp ni jéng gi maltraitance la dañuy liggéeyloo xale bi dañ koy def li mais koo jéng doo ko mën a liggéeyloo. du maltraitance jéng bi. non pour ñun. jàpp nañ ne ci ñenn nag ñi nga xam ne ñi maanaam ñoom lañ koy def parce que boo demee ca daara ji ëpp nañu juróom fukk ëpp nañu dégg nañ téeméer mais comme ñaata xale lañ ci jàpp jéng leen lan moo waral ñu jéng leen moo mat a laaj. lan moo waral loolu kay parce que xale bi dañuy bañ ëllëg ak si biir parce que dafa am xale yi ci biir xale yi ñoo xam ne pour nga jàngal leen ñu mën a mokkal parce que dafa am ay méthodes yoo xam ne ci la ñuy jàngale ay xale pour la nga bëgg ci ñoom nga mën ko réussir am na ci ñoo xam ne boo leen xoolee rek xam nañ li nga bëgg a wax am na ci ñoo xam ne il faut nga jëflante ak ñoom am na ci ñoo xam ne moom mënoo jaar fenn ba duñu jéem a defi pexe pour génn ci daara ji ba yow la tax mission bi nga xam ne yow moom lañu bëgg ci yow pour nga def ko ci ñoom loolu doo ko mën mooy xale bi dafa war a jàng
jàng gi ñu koy jàngaloo nag day métti ci moom ku ne xam ne jàng dafa métti ci gone pexe yu ñu mën a def nag moo xam tëb mbir ay risques yu bare nga ci ak génn gi ñuy génn ba rëcc bu ñu génnee fan la ñuy dem ci mbedd mi di taxawaalu finalement dañuy mujj nekk ay fàqamaan dañuy mujj nekk ñoo xam ne ay agresseurs la ñuy doon ñooñu nag pour éviter leen loolu moo tax groupe su ndaw soosu nga xam ne ñoom la ñuy jël bu téye leen donte la nag wax naa la sànq ni cautionné wuñ ko mais buñ ko defee dama jàpp ni li ñu war a njëkk a sàmmal xale bi mooy xool kii ban avenir lañ koy préparé moo tax ñu def ko lu mel nii. mais imam ndax li ngay wax amul benn paradoxe yaa ngi naan cautionné woo ko waaye yaa ngi naan tamit buñ jéngee xale yi am na lu ko waral est-ce que y a pas d'autres méthodes est-ce que amul yeneen méthodes yoo xamante ne moom la ñu war a jëfandikoo pour xale yi li ñu leen di jàngal mu mën a dugg seen bopp te duñ leen enchaîner duñ leen takk parce que ñu bëri image yi moom moo leen choqué li ñu jël xale yi takk seen tànk image yi moom defe naa ni ñu ko wanee moom am na ci yoo xam ne sax jàpp naa ni image yi ñu publié jàpp bokkut ak image yi nekk foofu te bu nga gëstoo di ngeen ko jàpp ni dañ koo monté image yi ñu wane am na ci bari yoo xam ne du ma ne li ñu wane lépp de mais am na ci say mbokki journalistes yoo xam ne moom vraiment dañuy ñaawlu seen liggéey parce que d'abord gëstuñ boo seetloo bi mbir mi ne tëll rek dañoo li ñu njëkk annoncé mooy daaray Kokki la te ku xam daaray Kokki li muy symboliser ci alxuraan ak fii ci biir réew mi ñu di ko accuser lu mel noonu te amu fa. est-ce que nekkul position géographique bi rek lañ doon wax mais pas daara bi ci boppam. non Kokki daara Kokki lañ wax ñi ko bind kay boo demee delluwaate ci journaux yi di nga ko gis daara Kokki lañ njëkk annoncé ginnaaw gi la ñu rectifié wu xam ne du daara Kokki ñu door a tudd ne dans la région de Louga la ci Njaañ mais waxee ma foofu man fi may waxee sax moom mooy c'est-à-dire li daara baax la moom duñ ko wane li daal di produire duñ ko wane mais cas yu mel nii très rarement bu amee balaa moo amati balaa nga ko dégg yàllaa xam te la koy sabab toujours dama lay wax ne dañ ciy insister xale bi nga xam ne bii moom moo maanaam ñun Alaaji Malick mi nga xam ne moom la ñu am fii ci suñu réew ku mel ne Serigne Touba ku mel ne nu mu tëddee Mame Baye Niass ak suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoom la ñu am mais ñoom daara lañ produire ci biir daara ju mel ni jii nga xam ne jii moom la ñu tey jii jàpp loxob sëriñ daara bi tey jii ne ko léegi dootoo jàng fi mu nekk daara ja dañoo tumuranke parce que le fait que ñu jël ko yóbbu ko daara ja dootul amati ku leen taxawee donc man li ma bëgg ñëpp bàyyi ko xel ñu bañ a topp maanaam li ñenn ñi foog ni xëy na dañ koo jël ngir di leen exploiter wala jël xale yi di leen jariñoo parce que loolu daal déjà man ñu bari ñu ma jot a dégg ci presse bi dañ koy généraliser jàpp ne loolu moom mooy li am ci daara yi mais boo wax ci presse bi aussi am na ay nit ñoo xamante ni dañuy intervenir yaa ngi koy tudd sànq muy association défense droit de l'homme ñiy sàmm ak yelleefu xale yi ay ministère de la famille donc am na acteurs yu bëri yoo xamante ni ñoom tamit ils sont sur le terrain ñoom tamit yow boo tegee say argument ñoom tamit dañuy wax ni ñoom it ñu ngi ci terrain bi ñoom tamit xam nañu xale yi li ñuy dund moo tax ñu koy wax bien sûr ñun gën ñu leen xam parce que ñun waaw yéen ñi nga xamante ni yéen a yor ñooy dund ak xale yi ñoo yore daara yi ñoo leen ñun mënuñoo jaar fenn ba gën ñoo xam xale yi lan lañ bëgg ci ñoom ñun xale yi seen avenir la ñuy préserver moo xale yi bëgguñu ñu nekk ay mag tey ji nekk ay délinquant bëgguñu ñu nekk ay mag yoo xam ne ay agresseur la ñuy doon mais ñaata barki démb rek defe naa li ñu fi war a wax bari na ñaata yoon lañ fi gis ay couple allemand ay italiens yoo xam ne ci ay cocaïne lañ leen jàpp mais fan la mujj mujj libéré leen te yu mel noonu en général yu mel dérive yu mel noonu ci lii lay jógee su fekkente ne ñun teelu ñoo jël suñu ay matukaay ci façon boo xam ne bi mën nañ koo jël maanaam delloo si waat xale yi ci yar bi damay ci naka ak yan méthode waaw méthode yi moom ñu seeni morom yañ fa nekkal ci daara ji am na ci ñoo xam ne ñoom kenn jëmbu leen am na ci ñoo xam ne kenn dóoru leen am na ci ñoo xam ne kenn ña ngay jàngati mokkal di def la ñu bëgg ci ñoom mais benn yi nga xam ne wala ñaar yi nga xam ne xëy na léeg-léeg ñooy rëtt ngir bëgguñu njàng ndax sax war nañ dafa xaw xam nañu dafa xaw diis ñoom loolu moom moo waral ñoom ñuy def naka sodul noonu waaye dama jàpp ni le fait que ñu jàpp ni man liñ ci gën a déranger maanaam traitement bi nga xam ne moom lañu certains journalistes waxuma ñëpp mais certains journalistes am na ci ñoo xam ne gis nañ seen nu ñu koy tuddati liñ ci jot a bind mais am na ci ñoo xam ne moom dañoo diaboliser daara ba nga xam ne ci façon boo xam da ngay yëg ni da ngay sentir ni ñi moom daara waxuñ ci dara dañ ko bañ loolu moom la ñuy njëkk a jàngat beneen bi ci des mooy ñu clarifier aussi dañu war a clarifier que ni maanaam sëriñ daara bi du esclavagiste am na ñu ko traité noonu am na ko jàpp ni kii moom fa maanaam jaaroon ak tubaab ya moom la bëgg a jaar ak gone yi ci jéng leen ak di leen def na leen mais ki ku jéng gone teg ko fi barab di ko jox muy lekk di ko jox muy naan bu waxtu tari jotee faaw dana mokk jéem a mokkal bu paree bu fekkente ne la sëriñ bi bëgg ci moom am na ko da koy daal di dindi imam coow loolu noonu bi mooy li xew fële ca Diagne ak yeneen moo waral ba xaj na ay at ci ginnaaw état bu Sénégal di wax ci projet modernisation des daara muy ay réforme ay coppite yu ñuy indi ndax dañuy wax ay daara traditionnel wax daara moderne ci ay simili yu gàtt rek lan moo ci seen xalaat ci wàllu woowu ak liggéey bi fan la tëree ndax ñu ngi dégg ki ñu dégg projet boobu leneen am na fanweer ak juróom-benn yu fas yéene ubbi fii ak njeextalu at bi ci juróom-benn fukk ak ñeent yi état bi nar a
ubbi. waaw loolu moom ñun am nañ ci tuuti xam-xam ndax liggéey bi nga xam ne bi maanaam ñoo ko seqoon ak état bi daan nañ ñu ci impliqué yu ci bëree bëri daan nañ ci bokk bon ñu ngi toog di xaar nag wax dëgg yàlla bañ ko tàmbalee di wax léegi ak léegi mi ngi bëgg a yàgg. gis nañ ni itam mi ngi am ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy def li des nag moom mooy jël matukaay yi ci war a jël te bañ koo yemale nag foofa parce que projet la woon boo xam ne bi dañ koo tàmbali mu waroon nekk projet test boo xam ne bi bu réussir même ñun xam waaw day gën a yaatu day gën même sous région bi sax prévoir woon nañ parce que ñun ci processus bi du début à la fin ñun fekk nañ ko xam nañ nu mu demee donc dafa am liggéey boo xam ne bi tey jii gars yi ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi actuellement nii ñi ngi ciy def ay efforts yu mag ba gis nañ ne 64 daara yooyu ñu wax xam nañ ne déjà am na ci loo xam ne li pare na lenn li daara public la am na ci loo xam ne non public la waaye lu mu ci mën a doon ñun li ñuy sàkku rek mooy ñu jublu ci liggéey bi testé ko xool ba xam lan la war a mën a jur parce que lu bees la loo xam ne lii ba léegi ñu ngi koy wax mu nekk ci ay phase étude ak yu bare bari tabax nañ yi ñu war a tabax mais li des mooy nañu attaquer programme bi mettre ko en œuvre su ko defee loolu bu amee yaakaar nañu xëy na dana jur njariñ te ñu fexe koo yaatal nag bañ ko yemale rek ci 64 daara jërëjëf Imam Adama Seck di la sant di la gërëm bëggoon nañoo gën a yaatal waxtaan bi waaye waxtu wi moo nu xaw a xoj moom mooy secrétaire général fédération bi ëmb lii di école coranique yi nekk fii ci Sénégal sant ko gërëm ko bu baax a baax ci wuyu si bi ñu wëy rek ci xibaar yi wax ci campagne njaayum gerte gi léegi mu door waaye fële ca Ndukkumaan nag am na yenn ci baykat yi dañoo mer bay futu ndax dañoo gis ni ñeent fukk ak ñaari dërëm yi ñu ne kilo bu nekk moom lañ koy jaayee mën na koo jéggi am na ki nga xamante ni moom moo leen jiite sax mi ngi laaj baykat yi ñu denc seenu pepp bañ koo jaay ndax mën nañ cee am lu ëpp juróom fukk dërëm dañuy déglu Cheikh Tidiane Cissé moom mooy secrétaire général agriculteur yu bassin arachidier ci micro Omar Ndiaye. waaw campagne bi li ci nekk mooy huiliers yi fi ñu toll nii fi mu nekk nii presque ñoom dañu am problème ba léegi fi mu nekk nii mënuñu génne agrément parce que kenn xamuñ ndax danañ demam duñ dem mais problème bi li ko indi mooy état dafa leen deful subvention ba pare les exportateurs tàkkale leen par des prix yu nga xam ne ñoom attanuñ ko mais exportateurs yi aussi dafa am chinois yi ñoom itam dañoo ñëw tàkkale leen parce que chinois yi léegi jaaratuñ ci exportateurs yi léegi dañ ñëw directement sur le terrain da nga maam di jënd gerte gi loolu moo waral dégg nga fi mu nekk nii gerte gi yéeg ci niveau bu nga xam ne loolu yëpp ci njëriñu baykat bi la mais problème bi mooy su loolu amee yëpp dafay am problème bu nga xam ne dañuy wax fuite des semences aussi mën na am fuite des semences mooy maanaam gerte gi bu koy jaayee prix bu nga xam ne dafay ngand bu ëpp baykat bi mën nay dem ba yëf yi tondikoom dégg nga mu ne naa jaay sama gerte gi bu nawet jotee ma jënd donc tous ces problèmes réunis dafa laaj une grande réflexion pour ñu xool yan la ci nan lañ ci mën a coordonner de sorte que xaaj yooyu dégg nga maam bu ci nekk am pàcc nan lañ ko mën a def ba nga xam ne dana mën a jaar yoon sinon vraiment dana nekk difficulté te gerte te aussi dafa bëriwul quantité bi bëriwul aussi donc yooyu yëpp dafa nekk problème yoo xam ne yaakaar naa ne il faut que ñu jéem koy xool naka lañ koy dox. tuuti Kaffrine dem ba Fatick rawatina Foundiougne foofee wax ci wàllum tourisme bi ay jafe-jafe la ay at a ngi nii daanaka hôtel yu bëri sax nag dañu tëj ndax li ñuy dund mu nekk lu metti ay ña fa doon liggéey amatuñu xëy jamono ji ki jiite syndicat d'initiative promotion touristique foofee ca Foundiougne di Famara Diamé ne nag jamono ji jot na kon boog ñu jóg ci jafe-jafe yooyu lee dañ koy déglu ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. yaakaar bi nekkatu fa. tout simplement parce que toll nañ jamono joo xam ne zone boobu fi la réceptif hôtelier yi ëppee woon. il y avait beaucoup plus de campements pour comparer à d'autres zones. mais fi mu ne nii li xew mooy que campement yu bari par exemple dañuy tëj déjà hôtel bu mag bi sax tëj na. ay mère de famille père de famille ñoo xamante ne par exemple voilà dañ doon yor benn famille gérer benn famille aux alentours maintenant 80 personnes par exemple bu ñu liggéeyatuñu tu vois un peu ce que ça fait. donc loolu métti na quoi sans compter aussi yeneen campement yi nga xamante ne dañu amoon benn genre type clientèle. mais comme cas hôtel Foundiougne bi ñu ngi ciy def ay jéego wax nañ ci lu yàgg parce que déjà fi mu féete fi mu nekk rafet na njekk na moom bu fekkee ne dem na ba mënatul par exemple gérer hôtel am non nañ ko jël ci moom mbaa mu jaay ko jox ko keneen koo xam ne nekk na ci disposition mën a gérer hôtel bi. parce que quand même situation boobu gis nga hôtel bi ni mu mel fi mu situé woo non ku xam liggéey bu ko yoree investir ci mais beneen affaire la. Faty Dieng ñu gën koo xamee taskatu xabaar ci groupe Futur Média rawatina télévision bi moom mi ngi génne ab téere bu njëkk duppee ko chambre 7 mu ci wax nag ay thèmes yu bëri yoo xam ne dafa yitteel société bu Sénégal lu ci mel ni wàllum viol inceste ak ñi nga xam ne bu ñu génnee ci kaso bi dugalaat leen ci société bi ñu dund nekk na lu jafe moom nee na nag bind nekk na lu mu yàgg bëgg jamono ji la ko yàlla dogal mu jëmmal ko Aïssatou Paye daje nañoo ak moom ca fil dak baak Gervais Yao.
juróom ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak ñaar. tey nag dafa wan ginnaaw téléspectateurs yi janook lecteurs yi jël ay page blanche yu bëri xaatim si ab téere Faty Dieng nag du dafay jéem bind yàgg na ko def ba muy doon tout tànk ba tey nekk journaliste reporter tey nag dafa jël bindkatu écrivain bi may ñu ab roman. Premier texte bi ma def c'était sur la citoyenneté et la décentralisation après yàlla may ma chance ma dem Mariama Ba ku nekk xam na ne il boo fa nekkee peut-être liberté maanaam dem beeg dikk bi day tënku donc bu fekkee ne da nga am passion doo def lu dul di ko nourrir di bind. titre du roman bi nag Chambre 7 mu ñuy nag tënkal li nga xamante ne moo di histoire bi. muy thème mu viol inceste on en parle mais pas assez. parce que fii ku nekk xam na mbiru nëppal ci famille su viol amee li ñuy njëkk a wax mooy yow mi nga xam ne yow yaay victime bi dañ lay culpabiliser lan nga doon def ba ñu violé la wala ñu ne la par exemple soo ko waxee kan moo lay takkati parce que ñoom seen àddina yëpp foofu lañ ko jàppee. Khady Myriam mooy héroïne livre bi loolu la dund. Faty Dieng nekk ab voix autorisée mu taxaw nag di xeex ak di dénoncer li nga xamante ne mooy ñaawteef yi ñuy def jigéen ñi. ñu ne fii Sénégal du ñëpp nag mais am na foo xam ne jigéen bu xasee ba dem kaso ba turam àgg fa pour mu génn kaso bi dundaat li mu bëgg a dund dafay jafe parce que fu mu romb ñu ngi koy joxañ mi ngi ne nangam donc ay thèmes la yoo xam ne dafay laal suñu société mais aussi tamit tout n'est pas sombre dans le tableau. Chambre 7 nekk roman bu njëkk mu leer nag ne yu bëre dina si topp. di ko jaajëfal suñu naataango boobule di Faty Dieng dañuy dem ba biti réew ca Mali rawatina wax ci fukk ak ñetti soldats français yu faatu ginnaaw seen ñaari hélicoptère yu daanu foofule ci benn opération buñ doon amal di xeex ay terroristes foofule ñu ne nag appareil yooyu le benn bi Tigre la benn bi Cougar noonu lañ leen di woowee bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeekoo ci Élysée mi génne ab communiqué juróom benn officier juróom benn sous-officier ak benn caporal chef ñoom ñoo faatu ci accident boobule daanaka guléet sax armée bu France di ñàkk lu ni toll ci ay soldats foofee ca Mali président ba Emmanuel Macron di sargal soldats français yooyu faatu ca Mali. ñu dem ci tàggat yaram ak coupe du monde beach soccer muy footballu tefes ba ñu amal ca Paraguay gaynde yi tey jëlee ci ngoon dinañ jàkkaarloo ak Émirats arabes unis ñoom ñoo jiite poule C ginnaaw ba ñu amee benn ndam ci Biélorussie Sénégal faw nag mu jël raw gàddu gi ci match bi bu bëggee nekkaat ci bopp bi qualifié wu coach su gaynde yi nee na ñoom xam nañu match bi leen di xaar yombul waaye nee na wóolu na ay football katam dinañ ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xabaar ci beach soccer boobee la ñuy des ba léegi ak coupe du monde bi Sénégal kon daanaka ñaareelu sortie wam da ko réussir ñoom ñu ñëw dóor Biélorussie juróom-ñaari bal ci ñaar dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra ci ay leeral. gaynde yu beach soccer yi mën nañ am yaakaar bokk ci quart de finale yu mondial Paraguay 2019 bi dañu wulli bu baax doomu Biélorussie yi juróom-ñaari bal ci ñaar Alseeni Njaay ak i naataangoom dañu dugg bu baax ci jogante bi am ñaari bal ci juróom benn simili yi ñu gérer li des ba ci pàcc bu mujj bi ñu dugal yeneen juróomi bal Mamour Diagne dugal ci ñeent numéro 10 boobu sax mën nañ jàpp ni mooy homme du match ak ki mu bokkal attaque bi di Raoul Mendy bi dugal ñaari bal itam Sénégal defaruwaat ci noonu ginnaaw ba mu lajjee ci matcham bu njëkk bi ci kanamu Russie bi nga xam ne Émirats arabes unis moo ko dumoo ñeenti bal ci benn ci ñaareeli bés bi équipe yu groupe C bi am ci noonu ñeenti poñ ñoom ñëpp ba tax na ku ci nekk mën na am yaakaar jàll ci quart de finale ci ñetteelu bés bi talaata bi Émirats arabes unis di laaleeg Sénégal bu 19h15 jotee Russie Biélorussie tegu ci bu 22h25 jotee. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey jile. jërë ngeen jëf Cheikhouna Gueye di sëriñu daara bi jéngoon ay dongam ca Njañ Le Quotidien nee nañu moom it jéng nañu ko ba jañ ko ci kaso bi mu war faa toog xaarub atem moom la Cheikhouna Gueye soudeur bi ko doon defaral jéng yi ak ñeenti wayjur yi ko jéngloo woon seeni doom ñoom juróom benn yëpp ginnaaw bi leen gendarmerie bu kooki tegee woon loxo démb lañu leen defeere tribunal juge bi mandat dépôt leen suba ci àllarba ji ci lañ leen war a àtte sursoi nañu dugali gone ci danse ba noppi di leen mitital loolee la ñu koy toppee ñeneen ña ca des di soudeur métallique beeg wayjuru taalibe yi ñoom nee nañu ay complice lañu
yéenekaay bi dañu for nañu ay xibaar yu leen xamal ne parents yi ci boppam ñoo ne sëriñu daara bi na leen jéngal seeni doom tiital leen ba dootuñu daweete ci daara ji dem nañu sax ba yegg ak moom ci ne ko na defar jéng yi lépp lu mu laaj ci xaalis ñoom dinañu ko fay journal bi nañu waaye ca njañ Fatim gëmbiree xewee ñu bari ci askan wa sëriñu daara bi la ñu àndal keneen ko ànd ak moom ba yegg ci di ko défendre source wa nee nañu mooy sëriñ Sidi Ahmed Mbacké bokk ci Haut Conseil collectivité territoriale li mu gis moo di kuy nitu diine ci réew mi rek war ngaa jaaxle ndax état bi dictature la leen bëgg a tegal Soleil national tegal ñu ci ne sëriñu daara ba ci Louga mandat dépôt nañu ko li ko yoon di toppe war ko lijjanti ak moom moo di fitna ju mu teg ci kawi xale fitna ji góor ak jigéen di tegante enquête dina kay ci la xëy enquête te lu rëy ubbil journal bi 9245 cas d'agression am na ci jigéen réew mi ci ñoom 1206 yi wàllum violence sexuelle la at mi ñu nekk nag di atum 2019 enquête dina kay nee nañu ci la mbir yi gën a wullee ñaay mooy at mi ëpp limub jigéen yuy faatu ndax viol commissaire Khadijatou Sall di ñu wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne suñuy doom nekkatuñu ci sécurité du ci biir kër yi du ci biir néeg yi néeg ba ñu dencoon Khalifa Ababacar Sall ca Rëbës fa la ñu denc Seydina Fall Bougazeli La Tribune moo ñu ko xamal ba di ñu leeralal li tax ñu yóbbu ko ca cellule boobee nee nañu li mu jabet moo tax ki tax ba ñu sulu ci réew mi coowal pétrole ak gaz di Aliou Sall enquête dina kay wax nañu ne auditionné nañu ko démb moom rek ki njiitu réew mi janoon ak doyen des six waaye la mu fa wax kenn tanewu la ci ne ba mu génnee waxut ak benn journaliste la Sénégal nañu ba ñu ko laajee li mu leen tontu mooy am na envie wax waaye mënuma ko Le Quotidien nañu ginnaaw Aliou Sall démb ñoo ngi séentu tey ji délégation bu Franck Timis ca bureau doyen des six sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moo nekk ci Vox Populi taxawaayam ci jàmmi réew mi moom la journal bi di waxtaane ba gis sax ne yéene ji président Macky Sall amoon te matal ko te ko tij sëriñ bi xettali na ko ci xalifa général des mourides dépanné na dialogue bi fu nekk taxaw na fa taxawaay bi war ngir dalal dënn yi muy ci tawati askan wi di ci woy politique yi las yéene kay mel ne ku naan ko firndelaa ngi ne kii di maître Madické Niang bi mu demee seeti Abdoulaye Wade ba bi ñu ko laajee lan la fa jëlee dana leen bala may mën a wax kenn lan damay rendre compte sëriñ Mountakha ba nuppi ñu nuppi ci loolee te dem ci lambu ji sunu lambu ki mu xëyee mooy le géant du Bawal mbooloo Tafatine li jaaxal journal bi mooy lu tax gonek Bawal gi di mbër kaamil dëkkee def ay performance yu am solo ci lambu ji te am combat te ko ticc ñu tijji la Sénégal xooli fa lu yéeme la xew ca njaareem kaawteef la ko journal bi tuddee benn pa moo fa takk gelu doomam te ñaari millions yi mu takkee xale bi xaalisu doomam la. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant gërëm it ñëpp ñi jàppoon ci xibaar yi ba mu mën a yem ba 19h30 incha allah dinañ leen yaatalal yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yennoog jàmm.